asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bii di ànd xeex coronavirus ñu jagleel ko rek mbas mi nga xam ni mi ngi lëmbee àdduna di wéy di jaaxal askan bi di wéy di jaaxal waa Kër Docteur di wéy yi tamit cas yi di law un peu partout dans le monde fii ci Sénégal yi tamit tey am nañu téeméer ak juróom-benni cas boo ko xoolee fukki cas communautaire ak ñett ñoom ñoo am. téeméer ak fukki nit wér nañu ba ñibbi seen ay kër waaye nag ñetti nit gaañu nañu bésu démb yokk woon ci li fi nekkoon mu nekk tey jii juróom-ñaar fukk ak juróom-benn nit yu nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi bu ñu xoolee daal ayu bés bi saf na sàpp tàng na lool ndax am na fi bés bu nga xam ne juróom-benn cas la beneen bés ñetti cas de décès tey jii encore ñu yokkaat ñetti cas de décès egg nañu 76 bu ñu sàgganul amaana ñu dem ba dépasser les 100 cas kon nag nañu gën a góorgóorlu gën a fagaru xayma bés bi dañu ci ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf soog a ñëw ci maire bi ñu invité tey. Monsieur Macodou Sène le maire de Niakhar dinañ ci dellusiwaat bu ne saa. ci junni ak ñeent téeméer ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak juróom benn ñoo ci positif juróom ñeent fukk ak ñett yi di ay cas contact fukki cas communautaire yu ñu gis ci Touba ñeent Rufisque ñaar Mbao benn Guédiawaye benn Liberté 6 benn Grand Yoff benn Yaraax benn Cambérène benn ak Kaolack benn cas téeméer ak fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom ñaari malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi démb mercredi 16 juin 2020 ñu enregistré ci suñu structure de santé yi ñetti malade yu ñàkk seen bakkan ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaale seen mbokk yi. ay ca gis ngeen ko noonu mbas mi wéy di law ci biir Sénégal rawatina ci ndakaaru cas communautaire yi ba léegi rek di fi gën di bëri 13 cas communautaire daanaka à part Kaolack ak Touba li ci des lépp fii la ci ndakaaru am na fukki nit ak juróom-ñaar yu nekk Sowétas man Sowétas bu ma ko déggee rek sama fit wi danaan rës damay xam ni bu ñu deful ndànk rek dinañu amaat yeneen nit yu ci wàññeeku yàlla na ko yàlla bañ a def yàlla nañu yàlla dimbali ba kenn bu mu ci ñàkk bakkanam mais tiit jot na ndaxte tey jii boo xoolee coronavirus bi waxuma la Sénégal mais ci biir àdduna si mi ngi wéy di law mi ngi wéy di def ay dégâts bu ñu xoolee tey ci àdduna am nañu lu ëpp juróom-ñetti millions ci ay nit yu amee doomu jàngoro bi lu mat 450 000 wér nañu waaye bu ñu xoolee yi tamit wala boog 450 000 ñoom ñoo ci gaañu ñoo ci ñàkk seen bakkan à travers le monde nga xool 4 millions 400 ñoo ci wér tey jii rek. bu ñu demee ba États-Unis am nañ fa 840 morts aux États-Unis te États-Unis bu ñu xoolee ba fa mbas mi duggee ak léegi ñi ngi egg ci 17 000 décès kon mu mel ni que États-Unis li ñuy am doole li ñuy am koom li ñuy am plateau médical bu mucc ayib tey jii mbas mi ma ngay wéy di fa faat ay bakkan ba egg nañu ci 117 000 décès démb rek wala bokk ci bésu tey bi am nañu 840 morts foofu ci États-Unis d'Amérique bu ñu demee ba Brésil ñoom tamit foyer la bu nga xam ne yëf yi ma nga fay def ay mbir yu doy waar ndax Brésil ñi ngi ci 1269 cas ci bésu tey bi waaye bu ñu xoolee am nañu 46 000 décès bi fi Covid bi ñëwee ak léegi kon. Brésil yi tamit mbas mi sonal na leen 46 000 décès au total loolu bëri na trop Italie 66 morts am nañ ko bésu tey boo demee ba Royaume-Uni ci benn 24 heures ñi ngi am 135 décès kon nga xam ni mbas mi ngi wéy di leen sonal tey ji li gën a jaaxalaat encore nit ñi mooy Chine ca Wuhan fa la yëf yi doore woon Chine demoon nañu ba maîtriser épidémie bi ba toog nañu daanaka ñaari weer
yu ñu déggul benn cas ca Chine ba yaakaar ni jeex na mais jamono yi Chine ñi ngi ci njàqare ndax Pékin moom moo am ay cas yu fa feeñ tey jii am nañu ñaar fukki cas ak benn ca Pékin am nañu fukki cas ak juróom-ñeent yu nga xam ne ci 24 heures yi am nañu ko boo xoolee ci ayu bés bi ci semaine bi ca Pékin am nañ ci 158 nouveaux cas donc dafa mel ni que virus bi ñoom waa Pékin wala waa Chine foogoon nañ ni maîtriser nañ ko mais mi ngi feeñaat ñi ngi wax sax ne est-ce que duñu confiner waat Pékin comme Pékin moom moo commencé waat nekk beneen foyer bu bees buy développer lii di coronavirus bi kon Ablaye bu fekkee ni naar pare na dañuy daal di dem foofu mais daal li wér te wóor moo di ni jamono jii mbir mi xaw na doy waar 8,400,000 ñoom ñoo am doomu jàngoro bi ci àdduna bi plus de 450,000 décès ci àdduna bi 4,200,000 wér nañu loolu moom mooy chiffre yi nga xam ni moom la ñu am tey jii kon war nañu gën a fàggandiku fii ci Sénégal gën a jël suñu ay matuwaay Ablaye bu dee am na lu ñu mën a dugal foofu. waaw ñun dañ naa alhamdulilah rabbil alamin métti na mais dañ koy sant ndax may na luñ temps bu ñuy jaamoo yàlla parce que doomu aadama si kaw suuf du objet boo xamante ne foofu moo ko tax a jóg bon bu ñu demee ba yàlla indi lii yàlla la du gouvernement yi yàlla mu indi feebar bi indi na toog leen seen njaboot waxuñ ñu toog rek temps bi di seetaan télé di def naka sa dul noonu ak di connecté wu yooyu dana na ngeen jaamu yàlla nag si lañu ko mën a def baalu ko àq si mu jéggal nu feebar bi dem te nu koy defee nag si sanu njaboot suñu biir kër di jullindoog sanuy njaboot confinement bi fii communauté rurale Bambilor laa dëkk commune Bambilor laa dëkk bu ñu naa Déni Biram Ndaw ñun daal ni ñu koy defee mooy daanaka rek changé wul sañu habitude sañ njaboot la ñuy toogal bu ngoonee naan ataaya jaamu yàlla waxtaan ba tëddi jot ñu tëdd ndax kër yi ñu yor macha allah bu ñu tëjee bunta kër bi pour bañ a dajeeg boor sunu biir kër yi mën nañ see def lu nu neex mooy jaamu waxtaan ak njaboot bi teg leen si salaatam mustaqiim di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi feebar yàlla na yàlla yëkkati leen ñi feebarul yàlla bu ñu feebar te nag nekkate ñaan catholique beeg juif beeg ñëpp lañu war a ñaanal ndax mbir mi Chine la amee nu yaakaaroon ne du ëgsi mu ñëw ba fii bon nag yàlla ñu ñaan jàmm lu dul jàmm de jàmmaa la gën yàlla nu yàlla defal jàmm ak xéewal ak mucc ak biir ak mucc ak biti salaamaaleykum wa rahmatullahi taala amin yàlla nañu yàlla defal mucc biir ak biti donc ñu fàttali leen information du jour moom mooy fële ca Chine ginnaaw ñaari weer yu ñu toog gisuñu benn cas yëf yi commencé waat na fa ca Pékin am nañu 21 cas yu nga xam ne ñaar fukki cas ak benn yu ñu fa gis waaye bu ñu xoolee ci bésub tey bi rek am nañu fukki cas ak juróom-ñeent yu ñu fa gisaat ba tax na fi mu nekk nii ñi ngi def li ñu tuddee test massif maanaam ñëpp la ñuy testé fi mu toll nii foofee ca Chine te bu ñu xoolee ci en une semaine ci benn ayu bés ñi ngi ci am téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti cas ba tax na Pékin daal fi mu nekk nii moom moo tiital waa Chine ba ñu ngi xalaat gouvernement bi naka la ñuy def ba circonscrire maladie bi foofee nag ca Pékin ñi ngi xalaat sax daal di leen defalaat confinement dañuy dem ba fekk ji monsieur le maire Macodou Sène maire de Niakhar monsieur le maire ñi ngi lay nuyu jégal monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Malick Thiandoum. ayca monsieur Macodou Sène yow yaay maire Niakhar dañuy bàyyi d'abord nga présenté ñu commune bi nga xam ni moom mooy Niakhar amaana ci Sénégal am na ñu koy dégg te xamuñu fan la situé wu nga présenté ñu sa commune muy commune de Niakhar bi nga xam ne askan bi ñoo la wóolu jiital la ci kanam nga nekk monsieur le premier magistrat de la commune. jërëjëf Malick nga may ma tuuti balaa may présenté commune Niakhar ma gërëm la ci invitation bi vraiment woo nga ma lii dina may occasion
pour ma waxtaan ak Sénégal mais surtout waxtaan ak population Niakhar nga may ma également puisque mbas mi la ñuy waxtaanee déglu naa li nga wax am na ñu génn àdduna maa ngi leen di jaale ci jaale seen mbokk yi di ñaan aussi ñi nga xamante ne dañu tëdd hôpital ñu jóg ci jàmm léegi nag commune Niakhar mu commune bu bokk ci arrondissement Niakhar département de Fatick région de Fatick commune Niakhar mu ngi ci 32 villages mu ngi ci lu mat 35 000 habitants 186 kilomètres carrés loolu mooy commune Niakhar. waaw mu nekk commune bu nga xam ne ni nga ko waxee ci yaatuwaay macha allah parce que fanweeri village ak ñaar fu ñu nekk nga am fa daanaka 35 000 habitants loolu commune bu mag la alors bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi son excellence le président de la république dafa daal di déclarer ni ñi ngi en guerre ak ennemi bu nga xam ni bu doy waar la ñu bari xamuñu ko doo ko gis mais mi ngi faagaagal lu bari ci askan bi président jël mesure yu bari d'abord bi Covid bi duggee fii ak léegi mesures yi nga xam ne président jël na ko batterie de mesures pour aar askan bi ban jàngat nga ci am balaa ñuy ñëw ci sa riposte au niveau communal. waaw def naa ne loolu bi mbas mi dooree au mois de mars précisément def naa premier cas yi mois de le 2 mars lañ leen déclaré. Président de la République aussi sur le plan législatif. mu jël ay dogal assemblée may ko doole boo xamante ne mën na dogal mu commencé dogal aussi jël mesure yoo xamante ne xam ngeen ko mooy état d'urgence mooy aussi sur le plan sanitaire am na mesure yu mu jël également li nga xamante ne mooy ci au niveau national toujours interdire maanaam limiter déplacement diggante dëkk ak dëkk jël lu mot 1000 milliards jëmale ko ci li nga xamante ne mooy xeexu mbas mi def naa ne loolu tey mesure yu am solo la te Sénégal mën naa ne référence la ci nga xamante ne mooy xeex bi adduna bi di def contre le Covid-19 donc def naa ne loolu lu am solo la président de la République def na ko. président de la république def na ko rax ci dolli yi tamit tëj frontières yi ci jaww ji ak ci suuf si yëpp kenn du fi dugg mu jël mesure yu am solo alors damay wax ni bu fekkee ni ci guerre la ñu nekk président xëy na moom mooy chef d'état-major suprême waaye nag yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci gox-goxaat yi yéen tamit ay chef ngeen ci gox yi ngeen nekk pour doxal fa luy aar askan bi alors bi Covid bi duggee ci réew mi ak léegi muy le 2 mars ni nga ko waxee léegi au niveau de Niakhar yan matuwaay ngeen fa jël pour aar askanu Niakhar. voilà jërëjëf donc ci mesures yi chef de l'État jël mooy bi nga xamante ne moo gën a soxal collectivités territoriales yi maanaam ñun ñi maire yi mooy ordonnance bi nga xamante ne def ñu may xam nga en temps normal conseil municipal moom mooy dogal te xam nga ne période boobu benn conseil municipal mënul woon réunir président nee na il faut que conseil yi comme mënuñu réunir il faut mu may bureau municipaux yi ñu mën a réunir jël ay dogal yoo xamante ne dinañu jàppale askan bi ci mbas mi donc ordonnance boobu ñun ci la ñu fondé wu pour jël ay mesures yoo xamante ne maanaam jël nañ ci suñu budget lu mot 15 millions 500 yooyu ñu jënd ci ay matériel ak ay gel ak lu mel noonu li nga xamante ne daal moom mooy jumtuwaay yi ñuy soxla ngir xeex ak mbas mi ñu jënd aussi ay dund dinaa ci ñëwaat ci kanam ñuy ñëw ci loolu def naa ne ñun xaaruñu woon sax mesure boobu parce que tey mën naa ne Niakhar boo fa demee ci 32 villages yi def naa ne joxe nañ fa lu mat 35 000 masques loolu def nañ ko def naa ne Niakhar boo fa duggee tey
thermoflash yi foo dem foo xamante ne ay nit dañ fay tase muy hôpital muy école muy dispensaire foo dem fekk dañ fay fekk thermoflash foo dugg aussi ci milieu yi da ngay fekk ay gel da ngay fekk ay saabu da ngay fekk ay bassine yoo xamante ne ay kit bassine yoo xamante ne nit ñi dañ ci raxasu bëset parce que def naa ne tey cet moom la ñu gën a digle pour xeex mbas mi donc foo dem vraiment loolu mu ngi ci commune Niakhar def nañ ko def nañu aussi li nga xamante ne mooy parce que sensibilisation dafa am doole xam nga feebar bi pour nga mën ko dafa mel ni am na tuuti coupure parce que monsieur le maire mi ngi woon ci point bu am solo muy wàllu sensibilisation ginnaaw moyens yi nga xam ne au niveau de la commune jël na ko muy 15,500,000 yu nga xam ne ci wàllu matériel jël nañu ko pour rek askan bi di ko jëfandikoo moo xam ay gel moo xam ay bassine yu ñuy raxasoo moo xam tamit ay thermoflash ak lépp lu nga xam ne daal askan bi dinañ ko soxla ngir aar seen bopp lu toll ci ëpp 15,5 millions monsieur le maire ak conseil municipal ba def nañ ko ci 35,000 masques aussi distribué nañ ko au niveau de la commune mais mi ngi woon ci point bu am solo muy ci wàllu sensibilisation parce que nit ñi comprendre lan mooy mbas mi nan lay wàlle nan lañ koy moytoo loolu dafa am solo monsieur le maire te loolu itamit defe naa ni volet la bu nga xam ne def ngeen ci liggéey bu am solo. voilà donc ci loolu xam nga Malick 15,500,000 bëri na waaye bëriwul xam nga communes yi dafa communes yoo xamante ne moo tax. Encore quelques coupures de l'autre côté il faut que ñu jéem a xool le micro de monsieur le maire parce que li muy wax am na solo trop ñu fàttali leen ni ñu ngi ak monsieur Macodou Sène le maire de Niakhar nag bu ma fa duggee foog ma nuyu Pape Bokar Diouf suma xarit di papay Ablaye Diouf monteur mi nga xam ni ñoom ils sont originaires de Niakhar waaye Mass Diouf aussi suma xarit moom tamit moo ma yombalal sax ba ma jokkoo ak monsieur le maire maa ngi ko ci nuyu bu baax mais aussi mon ami et frère nga xam ni il fait la fierté de Niakhar muy Pape Biram Bigué Ndiaye ñoo ñëpp sumay wëlëre la ñu te dëkk boobu la ñu dëkk muy Niakhar alors monsieur Macodou Sène monsieur le maire ñu dellu si waat rek ci point boobu di jégalu ci dog-dog bi ndax dafa am tuuti jafe-jafe mais yaa ngi woon ci point bu am solo muy sensibilisation. waaw nga may ma tuuti xam nga maa ngi woon duggoon naa ci sensibilisation mais xam nga li ma doon wax mooy tey gii jeunes yi ñoom ñoo yore sensibilisation moo tax ñu ne woon nañu former ay comité de veille et d'alerte mooy ay jeunes yi nga xamante ne dañu taxaw di sensibiliser di wër di sensibiliser population yi te tey defe naa ne ci 32 villages yi foo dem jeunes yi monté nañ fa un comité de veille et d'alerte def naa loolu lu am solo la comité de veille et d'alerte yooyu dañ leen a équipé ñoom ñooy di sensibiliser ci marché yi ci gare routière tey jii defe naa ne gare routière Niakhar boo fa demee balaa nga fay dugg da nga fekk ay jeunes yu fa taxaw di liggéey may profiter pour vraiment remercier jeunesse su Niakhar parce que li ma ko la waxee tey def naa ne bu ñu mënee citer commune Niakhar en référence c'est parce que jeunesse bi vraiment moom moo gën a taxaw jox ñu résultats yi nga xamante ne moom la ñu am tey parce que je touche du bois ba tey mën naa ne commune Niakhar signalé guñ fa benn cas te loolu bu amee tey vraiment jeunesse bi taxaw na ci maa ngi doon wax léegi nii suñ communes yi xam ngeen ne amuñu doole. moo tax ñun avant même le 16 mai parce que le 16 mai la ñu voté li ma la wax noonu 15,500,000 mais avant loolu Malick. waaw. 4 gel. joxe woon nañu 4,708 litres de javel. joxe woon nañu 4,708 lave-mains. fekk na ñu joxe 260 kits bassines 58 thermos 2000 bassines 3096 morceaux de savon def naa ne loolu
def nañ ko ci loo xamante ne vraiment hors budget commune bi la. loolu lu am solo la donc tey fu ñu toll nii ñu ngi continuer sensibilisation bi surtout nag ci port de masque. c'est parce important que tey waa Kër Docteur lu ñu wax mooy léegi kuy génn na nga sol na nga takk sa masque defe naa ne loolu ñu ngi ciy liggéey ak jeunesse su Niakhar ak ñëpp pour que képp ku yeewoo ci commune bi booy génn sa kër vraiment nga mën a takk sa masque bu dëgër waaw. alors monsieur le maire ñi ngi jëmaat ci ubbite bi le 25 am na date bu ñu njëkkoon jël muy le 2 juin boobu yi tamit mel na ni jëloon ngeen seeni matuwaay mais bi yoon moom mel na ni aussi il faut que ngeen gën a defaraat li nga xam ni moom mooy école yi ba enseignants yi ak élèves yi bu ñu ñëwee fekk lépp nekk en place. waaw loolu Malick pare woon nañu parce que naa ne le bi ñu ne le 2 xam nga le 2 juin lañ ne woon école day ubbi mais ñun ci week-end bi déjà fekkoon nañu ñu joxe li ñu waxoon joxe yëpp ba école boo duggoon normalement élève bu nekk enseignant bu nekk personnel administratif bu nekk day am ñetti masque loolu defoon nañ ko depuis thermoflash aussi fexe woon nañu ba école boo dem nga fekk fa thermoflash lave-mains yi gel yi loolu yëpp utilisé woon nañ ko donc léegi vraiment pare nañu pour door kii bi école bi le 25 juin loolu pare nañ si léegi nag may ñaan aussi directeur d'école yi personnel enseignant bi ñëpp gën a taxaw vérifier matériel bi ndax lépp a ngi en place parce que le 2 ak léegi xaw na quand même am 3 semaines. nañu vérifier lépp mais vraiment defoon nañu lépp ba mu mat ci écoles yi dans les 32 villages de la commune de Niakhar. alors monsieur le maire ñu ñëw ci pàcc bu am solo muy ndimbal gi président de la république jël jox ko les impactés du coronavirus mu am ñu nga xam ne ci RNU bi la ñu bokk am na ñeneen ñu nga xamante ni aussi xëy na yéen a leen répertorier pour mën leen a jàppale alors distribution boobu nan la demee foofee ca Niakhar. voilà ci Niakhar donc distribution li état bi joxe nañ ko ba pare defe naa ne pare nañ ci altine lundi bii passé Niakhar moom la état bi waroon jox 2020 la woon ci 2020 yooyu RNI bi moo nekkoon 1337 liste complémentaire bi 683 donc loolu mooy 2020 ménages ñu état bi jox na leen def naa ne xam ngeen ne état bi jox na ménage bu nekk 100 kilos ak 10 litres d'huile ak saabu ak pâte loolu def naa ne joxe nañ ko ba pare léegi nag may wax aussi pâte bi pour commune Niakhar mu ngi ñëw parce que pâte manqué woon au niveau national donc loolu moo des pour ñu joxe ko mais sinon li ci des yëpp joxe nañ ko comme joxe nañ ko nag ñun maa ngi la doon wax léegi que loolu mairie bi dina ci dugal loxo ci 15 millions 500 yi ma la wax jënd nañ ci 9 tonnes jënd nañ ci 5860 litres d'huile mais comme dañu am 1172 ménages yoo xamante ne jotuñu ci li état bi war a joxe tax ñun ci suñu moyen bopp loolu précisé du budget commune bi jënd nañu 50 tonnes boo ko yokkee ci 9 tonnes yi nga xamante ne moom la ñu jëlee ci budget commune xam nga am nga 59 tonnes donc tey mën naa ne à partir de samedi dinañu joxe 59 tonnes dinañ joxe également 5860 litres d'huile loolu mooy les 1172 familles ku ci nekk di nga am sa saaku ceeb di nga am sa 5 litres d'huile loolu mooy ñi jël def ko au nom de la commune bu ko defee Malick à partir de dimanche bépp ménage buy yeewoo ci commune Niakhar ci 32 villages yi di nga jot soit aide du état soit aide du commune bi. macha allah
loolu am na solo mais monsieur le maire for naa ci weewu bay ñu ni madame le maire sax toogul di la seetaan moom tamit dugal na loxoom ci dimbali askan bi. sa soxna bu ma toogee di wax mbiru sama soxna bon mën nañ niroo leneen waaye effectivement mu ngi ci li mu joxe ci ay masques bëri na trop samedi bi passé rek dem nañu ci sous-préfecture ay masques yu takku ñu jóge foofu dem ci jigéen ñi liggéey ci marché bi jox leen ay masques waaye comme dañu ne léegi nañu jiital dañu ko bàjjanu gox yi commune bi yëpp ñu ñëw ñu sensibiliser leen jox leen ay masques pour ñoom aussi ñu dem sensibiliser waa Ñaaxar les 32 villages yi pour que encore une fois Malick nee naa la xeex bi léegi il faut que ñu góorgóorlu ba masques yi moom ñu gën ko faraatal loolu lu am solo la kuy génn léegi na nga takk sa masque donc ñun ci loolu la ñu taxaw te vraiment actuellement def naa ne képp ku yeewu ci commune Ñaaxar def naa ne jot nga ci masque yi nga xamante ne la ñuy joxe léegi aussi nga may ma waaw ma gërëm waa Ñaaxar parce que doomu Ñaaxar ñoo xamante ne dugal ni ci seen loxo may tudd jàppoo liggéeyal Ñaaxar dugal nañ ci seen loxo am na aussi mouvement beneen bu tudd mouvement pour l'émergence de Ñaaxar def ci dugal loxoom joxe nañu ay masques Serigne Diouf également bu CMI joxe na ay masques ñu ngi koy gërëm ñooñu def naa ne ñu war a gërëm la parce que ñëw nañu jàpp ci xeex bi may wootewaat encore rek lancer appel parce que affaire yi jeexagul experts yi ñu ngi wax dese nañ encore ay weer donc nañu gën a góorgóorlu doomu Ñaaxar yëpp fépp mënuñu na fu ñu mën a nekk nañu takku ñëw jàpp ci xeex bi te li ma gis vraiment dal na sama xel bu baax a baax ci mobilisation bi ma gis Ñaaxar. monsieur le maire Fogole séeréer ma bàyyi la nga wax ak waa Ñaaxar ci séeréer balaa ñuy yëkkati jotaay bi. waaw maxey jokanga njal Malick simna o fog asinig o fog Ñaaxar laa dene jirle refna meen i laan na séeréer o Mbadial oxe kam commune ne no 32 village ke Sénégal oxe teen i ndaafulee teen nag i ngorgorlu ndaa comme in way nanan fat i moƴo ngorgorlu moƴ ke i mbiya i ɓaatin maxey gidma fogole Ñaaxar fop na keenale den gidma xa teɓandong axe parce que den a ñoxale i njeganga teen vraiment succès fene i njegna den a mboga teen gidma itam goor we fo rew we gidma a sous-préfet itam parce que sous-préfet vraiment a ñoxale te organiser un kam saate fa gidma oxu andoona yee inooxa pour damna ñoxale wiin we koy commune ne maxey laya chef de village ke o maadoxe a cooxta ke ta war ina cooxit Badiouth in commune ne ye i ngeenooxna i ngota ka fadna 59 tonnes ka fadna 5860 d'huile chef de village ke i mbi'a fa den réunion xaye a felanga roog samedi fo dimanche i ngooya nuun chef de village fu na gara i cooxa nuun itam liste ke andoona yee ten ndefu we andoona ménage ke andoona yee no ke maad cooxitna oxu na gara samedi yooniidi fo wiin we andoona yee ɓasil ke andoona yee mbar ndaaw o ɓisiidooyo xan i cooxong wetantan rek ɓasil nu refna xano daaw o saaku maalo xano daaw itam xa litre xa ɓetaq diwlin kene samedi fa dimanche in way ngooya teen chef de village ke fop da préparer oxoyo fop xa ɓiy Ñaaxar
voilà merci monsieur le maire mu mel ni que dafa amaat coupure waaye fi mu ko amee tamit foofu lay daaneele li ci am solo yëpp wax nañu ko man ak monsieur le maire Macodou Sène de maire de Niakhar Mass Diouf maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi gis léegi sa message waa Niakhar yëpp kontaan nañu ci li ñu dalal monsieur le maire Macodou Sène ci waxtaan wi nga xam ne seq nañ ko ak moom mu nekk jàmbaar ci commune am di ci def liggéey bu am solo 32 villages 35 000 habitants loolu yëpp mu koy gérer macha allah ba fi mu nekk nii. yàlla mi ngi suturaal waa Ñaaxar yàlla bu ñu gis benn cas foofee ca Ñaaxar lii nekk ci ay cas ci réew mi tamit yàlla na ko yàlla suñu borom saafara ñi tëdd ci hôpitaux yi yàlla nañu wér waa Kër Docteur ak les forces de défense et de sécurité ñi ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di wax ni aussi le président de l'AMS de l'association nationale de la presse déggal ma ni de la presse ndax li ma bokk ci presse association nationale des maires du Sénégal monsieur Aliou Sall moom tamit macha allah wér na ba def benn poste di gërëm waa Dalal Jàmm di gërëm ñëpp ñi nga xam ne envoyé nañ ko ay message won ko seen solidarité en commençant par son frère le président de la République ba suba incha allah ci beneen ànd xeex coronavirus ñu fas yéene ci dalal le maire de Gaaya dëkku Maam Fawa Dewele dëkku Seydi Hadj Malick